yéen kaay ak la ñu xëyee El Hadj Malick Thiandoum lañ ciy àndal El Hadj ñu doore ko ak l'Observateur mu mel ne à la une actualité bi lëmbee bërki démb ba tey réew mi muy Adji Sarr Ousmane Sonko démb Ousmane Sonko woo na taskatu xibaar yi wax ci lu ni mel. ginnaaw bi ñu waxee ni nag dañ koy yóbbu ca chambre criminelle moom Ousmane Sonko ci l'Observateur dellusiwaat na ci li nga xam ne moom la tuddee séance de massacre moom Sonko nee na ñi ngi nekk exactement ci déroulement schéma bu nga xam ne madame Dior Diagne moom moo ko taxawal maître Dior Diagne nag ma ngay tontu Ousmane Sonko nee na ko bu fekkee ni man damaa comploter contre yow lu tax boole woo ma ci plainte yi nga xam ne yaa ngi koy déposé booba ba léegi maître El Hadj Diouf nee na procès moom amul nii oui nii non par force doole mbaam da ngay ñëw taxaw ñu daal di layoo keneen dugg ca mbir ma muy Pape Malick Ndour di yàq lu mel ni xëy Ousmane Sonko ci wàllu justice ba léegi comptable PAMECAS ba nag yóbbu nañ ko ca ndungu siin lu ko waral dafa détourné lu toll ci 40 millions Mbour am benn détenu bu nga xam ne daal dafa jékki-jékki bëgg a xaru lan moo tax mu bëgg a xaru wax na ko ci biir yéenekaay bi ñu ñëw ci leneen muy location de vol charter ay sénégalais yu nga xam ne bu ñuy dem ak dikk ci fafal naaw la ñuy dugg dañ koy daal di louer loolu nag lañ ca jublu mooy gagner temps waaye tamit seen énergie ñu bañ koo yàq naka noonu seen koom gën a oom naka noonu yi tamit ñi nga xam ne ñoo yor avion yooyu ñoom daal seen mbir mi ngi dox ñu daal di ñëw ci défiance de l'autorité état wax nit ñi duñ ko jëfee loolu nag faiblesse yi daal di nuróol li nga xam ne moom la Macky Sall wax nee na il faut que ñu nangu kenn ku nekk yar sa bopp balaa ñuy dugal réew mi ci goutte ci wàllu làmb Zarko dugal na uppercut bu garaaw CNG nee na leen suspension bi ay ree la ma def tegul fenn. aywa ñu dem ci enquête ba tey ak Ousmane Sonko. Adji Sarr Ousmane Sonko sa braque mi ngi noonu taxaw moom leaderu Pastef bi daal di rek ñëw ci li nga xamante ni nii moom mooy résistance maanaam daal nee na bakkanam jaral na ko waaye kenn du ko jël di ko salfaañe wala di salfaañe àqam ak yelleefam ki nga xam ne moo di juge Maham Diallo yi tamit jàpp na ni politicien la maître Dior Diagne moom tamit brise na le silence dugg na ci yëf yi daal di am lu mu wax. Ousmane Sonko affaire Necotrans ki nga xam ne moo di docteur Cheikh Kanté indi na ay leeral ci mbir moomu justice sénégalaise vers un syndicat d'avocats mu mel ni avocats yi dañoo bëgg a taxawal ab syndicat parti socialiste ak troisième mandat ki nga xam ne moo di Abdoulaye Wilane dafa mel ni la mu waxoon génn na ca dotation collectivité locale pour 2023 Mamadou Talla mi ngi wax ni 141 milliards de francs CFA lañ leen nar a jagleel. ñu dem ci le quotidien ba tey ak Sonko ak maître Dior Diagne. Sonko yóbbu nañ ko devant la chambre criminelle Sonko garde sa défense ma nga taxaw di défendre boppam Oumar Maham Diallo danger la pour ce pays loolu Sonko moom moo ko wax nee na nag dina résister ba keroog yàlla di jël bakkanam maître Dior Diagne nee na accusation yi nga xam ne du dëgg du yoon nee na nag loolu du bàyyi mu sedd kenn du ko ñàkk punir beneen mbir recrutement des auxiliaires mu mel ni gendarmerie fi mu nekk nii mi ngi gën a yokk maanaam daal ay dooleem paralysie du transport grévistes yi ba léegi daal génn guñu ci garage yi ña nga taxaw banque seeni loxo marine dans le champ de canne et de riz mu mel ni Marine Le Pen ma nga jëm ca toolu canne à sucre yi ak yu ceeb yi. aywa le soleil ñoom nag ñëw nañ ci Amilcar Cabral. waaw ñoom nag wax dëgg yàlla feneen la ñu fël Amilcar Cabral 50 années après son assassinat ñu ba léegi rek ñu koy xalaat moom Cabral mi nga xam ne moo nekkoon njiital Guinée-Bissau ñu ñëw ci beneen mbir muy l'ONRAC fait monter les enchères muy première vente publique bien saisie et confisquée mooy daal ñi nga xam ni dañoo am mbir ak yoon ñu jël seen alal wala seen moomeel daal léegi nag dañ ko nar a jaay ku ëpp cere ëpp ñeex niveau très bas alarmant selon une étude de l'ARTP mu na jëm rek ci wàllu li nga xamante ni ni moom mooy njeexitalu yenn ci jumtuwaay yu xarala yi Abdoulaye Wilane mi ngi fi mu nekk nii ëf ginnaaw bi mu taalee taal ba. aywa ñu dem ci Libération moom mu xëy wax ci ay marché fictif ya am ca Ngàcc Nawde mu mel ni BND service daal aux origines du scandale BND service nag ab mbir la mi nga xam ne daal service la bu nga xam ne dara nekku ca coquille vide la nekk ca Kaolack marché yooyu ñu doon def yëpp encaissé na ko ndekete moom amul sax ab société mu ñëw ci Ousmane Sonko après son renvoi devant la chambre criminelle mu ni doyen des juges ab politicien la ab commande politique moom lay daal di exécuter Maham Diallo mën naa jënd carte APR loolu la Sonko wax
wax ki nga xam ne nag moo di maître Dior Diagne moom tamit nee na dina déposer plainte jëmale ko ci Ousmane Sonko. PAMECAS comptable ba di Pape Mamadou Thiam daf doon jël ci compte yi depuis 2016 ba mu toll ci 40 millions. aywa ñu wax ci la tribune Amadou Ba Idrissa Seck à la une. waaw moom ñëw na nag ci investiture à la place de Macky en 2024 mu mel ni kii di Amadou Ba ma ngay defar waat ngir rek am taayu abi plan B bu fekkee ni Macky jàllul moom mu samp ndëndëm ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck mook Macky seen diggante ritaxatul ba tax na moom mi ngi xalaat nu muy def ba samp ndëndëm 2024 patron réew mi nag li nga xam ne mooy résultat yi mu amoon Thiès ci élection yi passé daal tax na ba ñu bëri amuñu yaakaar ni war naa mën a jàll devant la chambre criminelle leaderu Pastef maintient le flou sur sa présence au procès dinaa fa teewam du ma fa teew ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko waxu ci dara lu leer maître Dior Diagne ma nga koy tontu nee na bu dee comploté naa contre moom lu tax boolewuma ci li nga xam ni moo di plainte yi mu déposé. ñu dem ci Walf Quotidien ba tey ak Sonko mi wax wàllum résistance. nee na daal dina taxaw jomm ba léegi nag ñi ngi xalaat la xewoon mars 2021 ndax du xewaat nee na kenn mënu koo teree doon candidat ci atum 2024 ku nekk na jël ay responsabilités am te assumer ko loolu la Ousmane Sonko wax nee na nag droit constitutionnel à la résistance moom la mus di wax te ci loolu la mus a taxaw nee na nag juge Maham Diallo opposant la performance du club avec 10 buts marqués Mbaye Diagne ndax mën na dellu soit ci tanière bi loolu ci affaire football la. ñu dem ci beneen yéenekaay muy Les Échos des ba tey ak mbiram Ousmane Sonko. parti socialiste def nañu réunion bu am solo Ablaye Wilane nag dafa mel ni daal waxeet la def nee na nag waxtaan nañu waxtaan wu métti débat yi demoon na daal ba parfois mu tàng jër waaye nag lépp li nga xamante ni nii moo jëm ci candidature présidence de la République nee nañu fi mu nekk nii moom waxatul lu ca jëm suite à la décision du juge d'envoyer son dossier en procès Sonko ma ngay tàllal loxo askanu Sénégal droit à la résistance moom la wax Macky Sall nee na nekkatul adversaire opposition bi mais justice fi mu nekk nii moom moo ñëw taxaw ci kanamam j'ai toujours invoqué mon droit légitime constitutionnel à la résistance jusqu'à la fin de ma vie je résisterai Ousmane Sonko moo ko wax nee na droit à la résistance am dina ko matal sëkk te ba keroog bakkanam di rot kenn du ko jël di ko salfaañe s'il m'était facile de rencontrer le xalif des mourides maanaam bu doon ne daje ak xalif général kullu mouride yomb na ko kon ba léegi moom def na ko nouveau DG de la BND Abdoulaye Niane moo nekkoon directeur de campagne Ousmane Sonko à la présidence de 2019 ba pare nekk camarade de promo à l'ENA après 1 an de suspension Seydou Gueye retourne à la présidence de la République comme ministre conseiller Seydou Gueye delluwaat na président. aywa ñu dem ci bés bi le jour. attraction du concours de recrutement élèves maîtres mu mel ni crème le bon goût ci loolu la ñëw 60 000 inscrits pour besoin de 1500 enseignants la ñu soxla 10 000 francs par candidat état bi nag 600 millions dugg na ci gafakaam ndax képp ku bëgg a déposer candidature 10 000 ngay joxe résultat maanaam lan moo waral ñëpp màbb dem bëgg a jàngale ji revalorisation salariale bi daal dafa mel ni joué na ci ndax fi nekk nii nekk enseignant neex na lool. ak ñàkkum xëy mi aussi. ñàkkum xëy mi tamit ci la am na ñu nga xam ne leneen lañ bëggoon waaye bi ñu gisee salaire enseignant yi daw nañu bëgg a dem entretien spécial Marine Le Pen sur ITV tey ji vendredi 20h30 ndax xam nga lu muy wax waru fi woon na ñëw sax bay wax acca ñu dem ci leneen las ñëw ak Ousmane Sonko mi woote résistance. Sonko appel à la résistance ba pare ma ngay artu di menacer nee na daal ki nga xam ne moo di moom juge bi gisul mukk mu condamné ko juróomi at maître El Hadj Diouf nee na acte rebelle ak insurrection maanaam daal ku taxaw bëgg a jàmmaarloo ak réew mi bëgg a jàmmaarloo ak nguur gi dañ laa war a dóor ba nga daanu maître Dior Diagne nee na ki nga nee na daal dafa yërëm Ousmane Sonko mi nga xam ne baay la père de famille la jëkkër la AFP entretient le mystère ba léegi ci présidentielle 2024 ñoom dafa mel ni waxaguñu dara lu leer relance post Covid mu mel ni tourisme bi mi ngi commencé waat jóg. aywa ñu dem ci Vox Pop ba tey ak Sonko Maham Diallo maître Dior Diagne Abdoulaye Wilane maître El Hadj Diouf. mu mel ni que daal jugement devant la chambre criminelle moom balaa ñu koy juger moom Sonko mu ngay juger ki nga xam ne moo di magistrat yi ak rek Maham Omar Diallo nee na politicien la nee na nag nous le considérons désormais comme un adversaire politique maanaam daal fi mu tekk nii dafay nekk di exécuter benn plan politique bu nga xam ne dañ ko
tegal te lépp lu ca am na ko daal di lu mu ci sombi na ko naan. Aujourd'hui notre adversaire ce n'est plus Macky Sall mais magistrat yi voilà léegi nag ki nga xam ne mooy maître El Hadj Diouf ma ngay tontu moom it def na conférence de presse nee na Sonko ku dangereux la maanaam ba pare wérut daal moom loolu la ko jàppe ki nga xam ne nag moo di maître Dior Diagne moom tamit ma ngay wax ma ngay daal tontu Sonko nee na ki nga xam ne daal bu fekkee ni man damaa def lu tax boolewuma ci plainte yi Wilane fi mu nekk nii ci mbirum troisième mandat delluwaat na ca ginnaaw grève des transporteurs routiers fi mu nekk nii mbirum Sonko ak Adji Sarr nëbb na ko waaye dem beeg dink bi lompoñ na Alassane Ndour ak compagnie nee nañu nag ministre des transports da leen a invité ñu ni ñoom ñëwuñu. aywa ñu dem ci source A. Macky Sall face à l'histoire passage sous scanner d'un pouvoir africain mu mel ni que rek Cheikh Yérim beneen plainte dalaat na ci kawam Sonko en tenue de combat moom tamit ba léegi rek li ñu wax sànq ba léegi ci la wax maanaam daal dina résister ba keroog léegi pënd bi di wuri. aywa ñu dem ci beneen yéenekaay muy Le Témoin moom it ba tey ak Ousmane Sonko. Ousmane Sonko résistance ba léegi rek nee na daal ki nga xam ne moo di Maham Diallo dafa nekk daal ku nga xam ne dafay wër di politique. Au lendemain de son renvoi en jugement ca tribunal des grandes instances de Dakar leaderu Pastef def na déclaration bu gudd a gudd dénoncer complot d'état bi la mu waxoon moom la waxaat solde ses comptes avec Oumar Maham Diallo ba pare nag nee na day résister bakkanam daal la ci gar waaye kenn du ko yóbbu à l'échafaud. Affaire concession Necotrans Tour de Gorée mu mel ni ministre docteur Cheikh Kanté dellusiwaat na ci dëgg gi ba leeral ko. ñu ñëw ci Sud Quotidien ba tey ak mbiram Ousmane Sonko. Ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle Sonko fi mu nekk nii chargé na nee na ba keroog bakkanam di rot dina résister kenn du ko def lu ko neexul affaire troisième mandat PS nag daal dinay dajawaat fi mu nekk nii def nañu seen ndëpp ba mbir mi teguwaat ci yoon patrimoine en péril ranch de Doli lakk gaa ngi koy bëgg a yóbbu. aywa ñu dem ci tàggat yaram ak record à la une Bamba sëñ bu mag bi. waaw sëñ bu mag bi nga xam ne mooy moom daal ma nga ca Olympique de Marseille Coupe de France 16e de finale Rennes défie l'OM de Bamba mu mel ne daal Bamba fi mu nekk nii. moom ak waa Rennes dina saf-sàpp ci wàllu CHAN ba Pape Thiaw coach des Lions. Le talonnier sur le pas de Cissé xam nga talonnier. maanaam but ba nga xam ne moom la talonné woon ca coupe du monde 2002 ba. waaw moom nag mi ngi topp ci tànki Cissé ndax Cissé. coupe bi passé. dañ koo dóor dafa dóor. ñu dóor ko. match ba ca topp mu dóor qualifié. loolu nag dafa mel ni loolu la ñu bëgg ci CHAN. CHAN bi Cheikh Tidiane Sidibé arrière gauche bi. nee na nag victoire moom faaw ñu am ko contre RD Congo. bu ngeen ko deful da ngeen di ñibbi. Coupe du Roi 8e de finale Barcelone dina dellusiwaat. ñu dem ci ak Stade. Difficulté de Koulibaly à s'adapter en Premier League ce qu'en pense Emmanuel Petit moom ma nga cay wax rek li mu xalaat nee na système bi nga xam ni Potter moom la teg moom kii di Kalidou Koulibaly gisu ci boppam nee na il est à l'aise dans une défense à 4 défense bu mat sëkk daal boo ko ci tegee moom dinañ ko gis le ministre de la défense athlétisme dopage russe et corruption avocat Massata Diaki plaide le relax maanaam daal nañu ko bàyyi la relax nañ ko bàyyi mu dem ndax defut dara am na yeneen mbir yu nga xam ne mi ngi ci biir nañ ci delsi waaye nag CR7 ñaar la dugal Mbappé dugal Messi dugal festival de but et victoire PSG à Riyad. En attendant ñuy xaar sunu butu ñancoo ñu dem ci sunu lamb. waaw Ama Baldé nag nee na Boy Niang demal demal nga bëre ak Modou Lo mën nga dem nga bëre ak moom Ibou Faye nee na nee na moom personnellement wax na ko ni gisu ci benn problème ñoom ñaar war nañoo mën a bëre am na ñeneen ñu ci àddu. aywa dafa mel ni yenn kaay yi. jeex na boo daj rek moom. boo dem mais yóbbu ñu l'Observateur. xaaral ma yóbbu loolu. voilà ñu dem ci actu commenté bi Marcel Farba Maroun actualité bi lenn la mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne mi ngi def loolu ñu naan résistance démb gis ngeen ko ci conférence de